asalaamaaleykum togg ndax togg yaay Issa mooy ñëw di leen nuyu di leen sant di leen indil tey nag fataaya ganaar waaw fataaya ganaar de laa indi tey fataaya bi nag dinaa am benn dënnu ganaar laa jël filet de ganaar rek bu dee dënn wala loo am rek lu tolloog 500 grammes moo war a nekk nii libre waaw ma def ko ci gënn gi haché ko ba pare ñu soog ko dëbb waaw dinaa soxla persil pour dëbb bi dinaa soxla kaani dinaa soxla poobar dinaa soxla laaj pour ñu dëbb ko ba mu mokk def ko farci teg ko nale léegi pour togg soos bi dinaa soxla ñaari soble yu ma haché ba mu sew dinaa soxla tuuti laaj dinaa soxla tuuti lii vinaigre la ak tuuti moutarde dinaa soxla poobar xorom ak dëbb nokkas bu may def ko si waaw mooy poivron vert jaune rouge yi waaw yooyu pour sauce bi la waaw léegi dama koy ak olive dina am olive pour sauce bi waaw dina am fromage gruyère bi bu ma toggee ba mu pare moom laay jël nag suy ko ci di la ma samay fataaya léegi ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim ma daal di làkk bu français bi parce que ñu ngi ma ciy sonnal aujourd'hui je vais préparer des fataaya des pastels fataaya. J'ai besoin de 500 grammes de viande de poulet hachée, 100 grammes de fromage gruyère, 2 oignons coupés en dés, des persils, un peu de moutarde et de vinaigre mélangé, un peu de poivre, un peu de un gousse d'ail et poivron vert jaune rouge et un peu d'olive dénoyautée coupée en rondelles et du sel. On va commencer la préparation. waaw léegi nag pour defar pâte bi dinaa soxla liibaru farine la lii liibaru farine mais dama tibbaat lu tolloog 50 grammes wala 100 grammes 50 grammes farine bu may teg ci côté bi pour dër bi waaw lii dinaa soxla 500 liibaru farine dinaa soxla benn levure chimique dinaa soxla 100 grammes beurre dinaa soxla ñaari nen beurre bi 100 grammes wala 200 boo jëndee njëgu 200 baax na dinaa soxla ñaari nen dinaa soxla benn verre meew bu man meewu l'écran bi laa jël xooyal ko ci ndox bu ndugg moom laa def noonu dinaa soxla waaw loolu la dinaa soxla yooyu ak xorom dinaa soxla xorom waaw pour ak tuuti suukar pour pâte bi ak tuuti suukar pour pâte bi suukar baa ngi nii waaw yëpp day dem ci pâte bi waaw léegi ma wax ko en français j'ai besoin pour la pâte j'ai besoin de 500 grammes de farine 200 grammes de beurre de lait 200 millilitres de lait 2 œufs 100 grammes de beurre une demi-cuillère à café de sel et un peu de farine pour la pâte voilà ñu commencé ko kon bismillah defar pâte bi sotti naa ci kii bi levure chimique bi un paquet de levure chimique et bien mélangé jaxase ko bu baax oui maintenant meew bi laay jël sotti ko fii sotti ci 100 grammes beurre sotti ci ñaari nen 2 œufs un demi-cuillère à café de sucre une demi-cuillère de café de sel et bien mélanger daal jaxase bu baax sotti fii mélanger ko mel ne ba ma jëloon na ko gën de
daal di mélanger nii waaw farine bi nag farine pâtissière la waaw am na bu peese am na bu loo laajtee rek jël naa loxo bi am fu muy toll foo xam ne moom foog nga jël loxo bi daal di ko def nii di ko pétrir di mel di bës ba sa pat taxaw normal léegi gis nga pat bi def mélange bu baax gis nga pat bi nu muy def mooy patu fataay du nooy trop du wow trop léegi ma muur ko fi ñu daal di dem togg farce bi léegi defar naa ko ba pare ma muur ko nii ba ci kanam du yàgg nag waaw daal di ko teg nale waa léegi ñu dëbb farce bi moo ci des def naa nokkas dëbb naa roof bi poivron vert ak laaj ak poobar waaw loolu laa dëbb ak céleri ñoom laa dëbb nii ci gënd gi ba mu nooy def ci tuuti laurier waaw léegi farce bi laay defar suy si tuuti xorom daal di teg daal di arrangé wu ma di waaw léegi dëbb naa farce bi ba pare togg rekk ci des lii poivron bi la woon poivron vert jaune rouge bi moom laa def fii def naa ko def ko si ak kaani bu vert kaani sofia ñetti kaani sofia yu vert yi bu bëgg kaani nag nga def fa kaani bi moo des ma def ko si oignon vert ak persil daal di sànniwaat sama tuuti xorom léegi ma siy sànni tuuti vinaigre bu ma jaxasee ak moutarde daal di ko bàyyi nii nag mu génnee ndox bu muus nga mos say saf-safal ndax baax na ndax fii nag danga koy toj fii dangay toog di ko toj ba mu tas bu baax waaw si nga ndoxu poivron bi ak nokkas bi da koy togg ba mu ñor waaw léegi ma sànni ci soble bi danga koy dagg en dés rek yu xam bu mu sew torop ndax danga koy bàyyi mu génnee ndoxam def ko farce bu neex boo xam ne boo ko defee ci biir def ci sa fromage gruyère boo ko xampee doo wax dara waaw daa di ci def oignon kii kon olive na man maay madame olive ak laurier tuuti poudre de laurier tuuti poudre rek lu tolloog nii rek mu xëy na ko ganaar la danga koy defar ba mu neex ganaar xam nga moom dafa lewet boo koy togg danga koy togg bu saf bu neex waaw daal di ci def tuuti thym bu mu bari thym vert bi laa am dafa neex ci togg ba dee
léegi dama siy sànni tuuti ndox daal di ko wàññi sama gaz bàyyi ko nag mu ñor xool sa xorom ak yooyu yëpp ay mu ñor. def naa ci olive noyée bi ay mu ñor ba soble bi lax bu baax a baax ñu daal di dem defar fataay bi nag. waaw léegi danga ciy sànni tuuti aromage yi. waaw kii bi nag amul lu mu neexeewul olive boobu olive noyée boobu waaw soo moom neex na ci trop. day def daal fexeel ba mu am ci ndax day am après fromage gruyère mais fromage bi dañuy bàyyi ba mu sedd guy dañuy defar fataay bi ñu soog ko ci def. waaw léegi gis nga baax na ni amatul dara ci ndox warul am dara ci ndox mi jeex na kat soble yëpp ñor na macha allah saf na sax léegi dama koy teg ba mu sedd moo boole ko kii bi nu ñu koy waxatee fromage bi daal di defar fataay yi defar faas bi defar fataay yi. waaw léegi togg naa sama fataay ba pare macha allah togg naa ko mi ngi saf sàpp nag. mos leen bii rek def leen ci olive def ci nokkas marine ba mu neex togg ko ba mu neex rek comme ni ma leen ko wanee. waaw léegi sama pat baa ngi pare na léegi damay ñëw dër def naa sama benn torchon bu set ma daal di ci def farine. waaw daal di commencer dër bi nag. léegi maa ngi dër fataaya bi ah koy dër ba mu tàlli ko daal di découper. baax na ni damay découper léegi waaw bii laa jël man parce que fataaya bu xaw kii laa bëgg mu xaw rëy tuuti so daa di teg nii mi laay def di dër di dagg. teg fii léegi gis nga tàllalaat naa ko ba mu tàlli léegi damay jëlaat sama verre daal di découper ay rondelles waaw daal di gis nga daal di dajalewaat. waaw léegi gis nga lii moo ci des defar naa yëpp nii rek nga koy defee utal sa benn bii nag efficace na ci bopp bi ndax dangay am foo appuyer da lay dimbale ci appuyer. dangay teg nii yëkkati teg gruyère daal di yëkkati fii tourner waat ba mu xole bu baax nga daal di tap ba nag tapp bi mu jàpp bu baax a baax waaw rek la mel ni génnu jën ngoog. gis nga teg naa farce daal di teg fromage ba yëpp sotti naa ko ci yu njëkk ya man dama xër waaw daal di def nii gis nga xam nga lëmas nañ ko ba mu mel ni mburu danga koy rouler rek soo rouler ba pare nga tibb def nii def nii def nii def nii def nii mu génn bu baax fii dangay xëcc fii ci kaw ndax mu kepp bu baax waaw ay wan rek comme ça boo leen koy def doo leen jaaxle boo leen naree jaaxle nag ngeen def ko fataay bee waaw bii forme la rek pat bi moo ci am maanaa ak farce bi te yooyu moom jaar nañ yoon. léegi gis nga defar naa yépp ba pare
samay nœud papillon defar naa samay nœud papillon ba toog waaw léegi yow boo mënul bii rek nga def bu normal bi tapp normal bi macha allah waaw léegi lakk rek a ci des macha allah. léegi ñu préparé nag lakk suñu fataaya yàppu ganaar neex na trop am fromage gruyère waaw ñu commencé ko lakk dëwlin bi nag da ngay def mu ndugg rek soxlawul muy sens yooyu. ñu wàññi gaz bi bu baax waaw léegi gis nga fataaya bi mu ngi nii di ñor waaw léegi lenn laa leen fàtte woon wax boo leen da ngay di tooyal tuuti côté bi ak tuuti ndox pour mu tëju bañ ubbeeku waaw cat bi danga koy tooyal ak tuuti ndox laal ko ba mu tàpp farine bi kole bu baax nga soog a saaf pour mu bañ ubbeeku gis nga macha allah fataaya baa ngoogu dooree lool rafet waaw dangay tooyal fii tuuti ndox gannaaw gi gis nga ni ma ko tooyalee ndox waaw nga soog a saaf bu ko defee mu mën a tëju nii bu baax je vais vous montrer il faut bien fermer les fatailles avec un peu d'eau très bien fermé. Oui. Si tu mets un peu d'eau, ça ferme bien. Les fatailles ne vont pas s'ouvrir. Oui. Léegi maa ngi yeggali sama fataaya ba tey dama wàññi woon sama gaz parce que këddu moo koy togg te doo ko yàkkamti. Allah gis nga léegi maa ngi fekki ataay bi moom lii duma wax lekk leen rek essayé leen tey moom wooruma mos naa ko bu baax fromage gruyère beeg ganaar beeg olive bi macha allah macha allah fii waaw léegi gis nga fataay bi pare na macha allah xam nañ ko ba mu neex lépp ñor na xom il faut ma dagg benn ñu daal di xool waaw ñor na xom gis ngeen kii bi gruyère bi ni muy liddee ko te amul nu mu neexeewul nii laa koy teg sax wan leen ngeen xoolal ko seen bopp macha allah di ko bokk ak ñëpp togg leen ko neex na trop neex na reer dimanche waaw ndax riche na am na yàpp am na farine am na gruyère ak persil yeeg ñoom seen neex na trop gis ngeen ni mu ñoree ci biir macha allah xaar yeneen togg rek